mbokk yi jërë ngeen jëf ànd bi ngeen ànd ak programme mu Prestige TV lëkkaloo ci prestigethies.com bismillah ci xibaar yi. la gën a fës nag ci boppu xibaar yi ci seen télévision régionale di Prestige TV fan yi nag wala bés yi weesu rek waa conseil départemental bu Thiès amaloon nag ay don jagleel ko sëriñu daara yi imam yi loolee nag dinañ ci indi leeral ci xibaar yi. ñi xam ne ñoom ñooy liggéey ci site de justice maanaam ca li jëm ci wàllub yoon ñoom nag amaloon dakkaloon seen liggéey ba tax na nag ñoom jàkkaarloo woon ak taskatu xabaar yi leeral ak soxna Khady Diop ak Cheikh Fall li jëm nag ci wàllub xeex feebar bi di coronavirus ñi xam ne ñoom ñooy union pour le développement local bu quartier Thiali amaloon nag bés yoo xam ne dañ ko doon jagleel askan ba nekk ca koñ boobee ba sax jëmmal nañu la ñuy dubbee brigade des masques leeral ak soxna Seynabou Diouf ci biir xibaar yi jamono yooyu nag ñi xam ne ñoom ñooy liggéeyee ca chambre des métiers bu Thiès ñoom nag daal di samp yuuxu la jëm nag ci seen nekkin ca seen bërëbu liggéeykaay boobu jafe-jafe yu ñu fi am waaye nag àddu nañu jëmale nag ci fond Covid-19 nee nañ daal ca lañu bokk waaye nag la jëm ci loolee joxuñu leen ci dara mbokk yi loolee moo gën a fës ci boppu xabaar yi ñuy rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak seen télévision régionale su ne saa ñu ñëw ci Wassagi. mbokk yi jërë ngeen jëf ànd bi ngeen ànd ak programme mu Prestige TV ña xam ne ñoo nekk ca bitim réew di ñu seytaan ci suñu réseau bi ñu fu duppee IPTV waaye nag am ñuy seytaan ci suñu page suñu plateforme yi li ci mel ni Facebook Live am ñu ñuy seytaan ci site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige Thiès daal di doore nag xibaar yi la jëm nag ci situation du jour xam ngeen ne bés bu yàlla sàkk ministère de la santé et de l'action sociale dañuy amal point du jour daal di nag xayma Sénégal depuis feebaru coronavirus bi mu fi duggee ba léegi ana fan lañ ca tollu ba tax na nag sànq rek kii di docteur Aloyse Waly Diouf mi xam ne mooy directeur de cabinet bu ministère de la santé et de l'action sociale doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi xamle nag point du jour ci samedi gi yemoo ko fukki fan ak ñett ci weeru juin ci atum 2020 ñu teewlu. tey bésu samedi 13 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen yi may waaj a lim ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett test yi ñu def téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ay cas contact lañ ñaar fukk ak juróom-ñaar di ay cas importé fële ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak juróom-ñeent di ay cas communautaire benn ci Point E benn ci Matam benn ci Thiaroye benn ci Mermoz benn ci Sicap Mbao benn ci Thiadiaye benn ci Tivaouane benn ci Diourbel juróom ci Touba benn ci Colobane benn ci Médina benn ci Grand Yoff benn ci Plateau benn ci Guédiawaye ak benn ci Kër Mbay Fall téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeenti malade ñàkk nañ seen bakken démb ajuma 12 juin 2020 ci suñu service hospitalisation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am
wàññi nañu 4 ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn cas yoo xam ne cas yu positif la 3 ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci wër juróom-benn fukk ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu service yi malade yi nga xam ne ñu ngi leen di traité 1 ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. mu ngoog loolu nag moom mooy li xam ne mooy point du jour ñu àndoon ci waa ministère de la santé et de l'action sociale waaye liggéeykat yi nekk nag ci tribunal bu Thiès ñoom ci seen wàllu bopp nag bés yu weesu daal dinañu daal dakkaloon seen liggéey la ko waral nag nee nañ daal dañoo gis ne seen ministre de tutelle mi xam ne moo yore wàllub yoon fulalul lool seen jafe-jafe yi xam ne ñu ngi koy am te ji ñuy faral di ci yëglu ba tax na nag génnoon nañu ca seen bureau ya daal di amal nag jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi soxna Khady Diop ak Cheikh Fall ñoo fa teewaloon Prestige TV. ñiy liggéey ci wàllub yoon te nekk fii ci tribunal grande instance bu Thiès dakkaloon nañu seen liggéey li ko waraloon nag mooy ministre bi ñu dénk wàllub yoon jëlul benn yoon ay matukaayam yu wax seen diggante ñoom ak nguur gi. sunu ki nga xam ne moo ñu jiite di ministre de la justice garde des sceaux dañoo seetlu ni bi mu ñëwee fii ba tey dafa am liggéey bu nga xamante ni nii ñi ko fi jiitu woon ak bureau bi nga xamante ni moo ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon defoon nañu ko moom nag bi mu ñëwee ba tey li ñu doon xaar ci moom mooy mu ñëw taxawal mbir moomu jëmmal ko waaye bi mu ñëwee ba tey dañoo gis ni wax dëgg yàlla loolu amul benn jéego bu ñu def mbir mi dafa tagatémbe demul dikkul dem nañ sax ba jàpp ni moom daal li ñor liggéeykatu yoon nekkul yitteem leneen mooy yitteem. loolu mooy dafa am liggéey boo xam ne jot nañ ko def bu ngeen seetloo liggéeykatu yoon yi toog nañ 2 at yoo xamante ne grève wuñu parce que boobu ñi ngànk syndicat bi ñu ngi doon def benn liggéey bu am solo ànd ceeg ñi nekkoon ci ministère bi yàlla defee ñu def ko ba liggéey ba jeex nag mu jeex tàkk moom bi muy ñëw daanaka dafa fekk ni bu doon añ dañ naan togg nañ ko ba mu ñor yàq lekk moo ci des moom nag dafa ñëw ni du yàq lekk gi ñun loolu mënuñu koo nangu parce que amatul dara luñ ko sant lu mu ciy def moom da koy concrétiser rek mu jeex mais li ñu gis mooy mbir mi demul dikkul dafa taxaw loolu nag ñun mënuñu koo nangu ba tax na ñu ngi ñaax di waxit syndicat bi nga xamante ni moo ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon na jël ay responsabilités parce que lii ñun mënatuñ koo nangu dootuñu ko nangu ñoom buñ ko jël ñun dañ jël suñu responsabilité parce que nous sommes légalement syndiqués et nous sommes dans cette structure c'est la cellule syndicale de base donc nañ jël seen responsabilité fas yéene même bu fekkee jàmmaarloo lay doon ñu jàmmaarloog ñoom ba li indi woon loolu mën a indiwaat ñu concrétiser yooyu nga xam ne ak yooyu nga xam ne am nañ ko wax loolu du yolomal yolomal de yolomal amu fi ñi fi nekk ñu am fula lañ ñu am fayda lañ ñu xarañ lañu parce que boo seetloo ñoom bi ñu dikkee tey jii li ñuy wax ni ñun dañoo bëgg ñu concrétiser ko tabaarkalla ñoom ñoo ko liggéey ba mu ex fii ànd ci ex ministère bi parce que ñi fi nekkoon bi ñu ñëwee di ko def dañ ñun ñi bàyyi leen ñu ànd ak yéen ci liggéey bi ñu ànd ak yéen ci liggéey bi gisu leen fi benn yëngu-yëngu bi ñu demee ba mu xaw a am ay lu tak ñoom ñu sooke xeex bi ñu xeex ko ba mu amaat ay jéego yu am solo tey jii nag kii ñëw li metti ci mbir mi mooy moom bi muy ñëw fekk na liggéey bi yëpp def nañ ko amatul dara luñ ko sant pour mu accompagner ko amuñu lu dul demander ko ñu dem concrétiser ko muy les réformes statutaires ak décret yi nga xam ne dañ ko war a publier yi jël en charge centre de formation judiciaire mais texte yi nga xamante ne dafay amal impact ci liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon amul dara lu mu ci jël en charge loolu nag dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg parce que moom amul dara luñ ko sant lu mu ciy def day concrétiser mu jeex moo tax nag bu jaree jàmmaarloo dinañ ci dem. ci loolu nag ñoo ngi gërëm njiitum réew mi son excellence Macky Sall ci importance bi mu jox wàllub justice waaye nag ministre bi ñu dénk wàllu woowee joxu leen benn yoon seen gëdd. njiitu réew mi dañ koy sant di ko gërëm parce que moom li mu waroon a def na ko joxe na ay instructions ñëpp gis nañ ko ci conseil des ministres bi ñëpp gis nañ ko def na li mu waroon def recevoir na bureau exécutif national bi taxawu nañu jàppale nañu mais jëwrin ji nga xam ne moo nekk ci wàllu yoon foofu la mbir mi tagee moo tax nag comme que tudd ngeen njiitu réew mi dinañ ko wax na wax ak jëwrinam boobu yi mu war a def pour liggéeykatu yoon mu def ko mu jeex parce que lii amalul nguur gi njëriñ liggéeykatu yoon ñëpp xam nañ ne bu ñu taxawee liggéeyuñu donte benn fan la sax dafay am ay conséquences yu désastreuses au niveau des populations et au niveau du fonctionnement yéen a ngi koy seetlu nii fi mu nekk nii waxtu wi ñu taxaw nii di wax ak yéen dara duggul dara génnul lépp a taxawandi fi mu nekk nii
heureusement que demuñu grève dañoo def arrêt temporaire de travail parce que bu lii jeexee dañuy delluwaat ci bureau bi ci pandémie la ñu génn boo xam ne def na ñetti weer bloqué woon système bi yëpp tey jii ñun ay kilifa lañu ay nit lañu xam nañ ni mbir mi metti woon na ba tax na décidé wuñu dem grève mais alerte la ak avertissement bu ñuy lancé à l'endroit du garde des Sceaux pour mu taxawu mbir mi ñuy wax bureau exécutif national bi aussi na jël ay responsabilités parce que lii dootuñu ko nangooti. ci loolu nag amaloon nañ ab ndaje di kaas ci ab point de presse bi ñu amaloon démb ci alxames ji ci tribunal grande instance bu Thiès. ci jamono yooyu nag waa conseil départemental bu Thiès doon defati seen maniin ndax nag ñoom ci seen wàllu bopp daal la jëm nag ci wàllu matelas ak yeneen jumtukaay yoo xam ne dañ koy soxla rek ngir daan feebar bi di coronavirus jot nañ ko indi rek di ko jagleel imaam yi ak ñi xam ne ñoo yore daara yi ba tax na nag ñoom ci seen wàllu bopp daal nee nañu loolee daal nekk na loo xam ne lu am solo la ngir daal bokk ci xeex bi ñuy xeex feebar bi di coronavirus kii di Yankoba Diatara mi xam ne moom mooy vice-président conseil départemental bu Thiès àdduna jëmale ana lan moo mu def ni mel ñu teewlu ci micro Moussa Mbaye. am na ñaari semaine fii lañ daje woon ci conseil départemental jébbal ko académie de Thiès pour xam ne dañu war a dem ci école publique bi yàlla dogal peut-être ouverture reprise cours yooyu ñu relancer ko ñu repousser ko ba beneen yoon mais ñun jàpp nañ ne au niveau du conseil départemental daara yi taalibe yi ak imaam yi ci lañ bokk ba tax na ñun dañoo jàppoon ni suñu wutoon benn lot matériel bu symbolique muy ay matelas am ay basang ut ay jàppukaay ay matériel yu ñuy raxasoo ak ay savon liquide jàppale leen dina bokk ci liy dugg ci xeex mbas mi ci daara yi mais également ci nu mu tudd ci côté jàkka yeeg jumaa yi mais également ñu wutaale 5,000 masque jébbalaale ko la Ligue des imams et oulémas ndax jàpp nañu ni tey def nañu lever mesure restriction yu bëri jëkkati nañ ko mooy lever nañu mesure yu bëri nit ñi xalaat nañ ni situation bi na mu dem woon démb nan la war a demewaat fekk na tey la wàllu gën a aay ndax gis nañ ne mbas mi tey la gën a taxaw kon nag nañu def en sorte que ñu mën a accompagner population yi surtout les imams ak mag ñi nga xam ne ñoom ñëpp dinañ mën a am masque mën a dem julli ji mais aussi mën a protéger wu. beneen bi mooy xalaat nañu ni daara yi ak maître coranique yi soxla nañu ndimbal yi ñu leen jox mooy xale yi am fu ñu tëdd am fu ñu suturloo ndax daara moom loo ko defal sa bopp nga ko defal ndax yàlla moo ni ku defal nit ñi donc lu baax man surtout xale yi nga lebal leen lebal suñu borom la moom moo lay fay. ba tax na kon ci loolu dañ ciy sukkandiku rek di sàkku ñaan donc ñaan suñu borom mbas mi yàlla teel ko jeexal ak jàmm mais également ñu yàlla suturaal ñu ba économie bi relancé wu aussi bien ci Sénégal que ci àdduna bi yëpp ndax nit ñi soxla nañu. ki xam ne nag mooy Ahmed Saloum Dieng nekk nag kilifa ci Thiès moom ci wàllu boppam teewe woon na ndaje boobu ak yeneen kilifa maanaam ay chef de quartier moom ci wàllu boppam nag Ahmed Saloum Dieng rafetlu na initiative bi xam ne conseil départemental bu Thiès daal dina ko def ngir way daara yi ak imam yi Ahmed Saloum Dieng waxtaan ak Moussa Mbaye. ñu boole jotaay bi di sant aussi président Diatara bi yàlla defee mu xalaat bi man la jokkool ni ma dama jëf ci école nasaraan yi jëf ci hôpital yi bëgg jëf ci daara yi bëgg nga xelal ma ci ba ma def ko noonu anam goo xam ni dina àgg fi mu war a àgg yëpp ñun aussi yàlla def ni séddale léeg-léeg mu jafe ñu xamal ko ni am na fédération boo xam ne fédération nationale la bu lëkkale daara yi Sénégal yëpp fédération yi aussi yàlla def na dëkk bu ne ci Sénégal am nañ fa ku leen fa nekkal ma jokkoo ak président Moustapha Lo mi nga xam ne moo jiite fédération nationale des daara coraniques du Sénégal mu jox ndigal ki nga xam ne moo nekk fii ci diwaanu Thiès nekkal fédération bi ñu ñëw tey ngir jël ndimbal yi nga xam ne conseil départemental bi ñoo ko jël jagleel ko daara alxuraan yi muy valeur u 5 millions composé wu ci ay matelas ak i moquette ak i basang ak ay raxasukaay yoo xam ni ndax xam nga ni daara yi xéwal gu ñu lekk baax na lool waaye fu ñu tëdd ci anam yu conditions yu baax na fexe ba fa ñuy tëdd di sell baax na fexe aussi ba seen yaram di sell baax na
moo tax ñuy rafetlu bu baax jëf juree ji nga xam ni président def na ko ndax bu ko neexoon jëf ko te du wax ak ñun waaye bi mu ko xalaatee ñun la ci consulter ñu bëgg loolu nag ci jotaay bi ndax jotaay la boo xam ni association imam yi ñu ngi fi woon président régional mi ngi nii Alhaji Malick Diop ñëw jël li nga xam ni moom la conseil départemental bi jagleel daara yi fas yéene ko jotal ci daara yi aju ci ñoom ndax xam ngeen ni fii ci biir Thiès départemental am na Thiès Mbour département de Mbour am na département de Tivaouane am waaye ñoom ñi ñëpp moom ci ginnaaw lañ nekk ginnaaw moom it ba mu tënk ko ci ginnaaw Moustapha Lo mi nga xam ni mooy président national bi. ki nga xam ne nag moom mooy préfet bu département bu Thiès di Moussa Diagne moom ci wàllu boppam nag teewe woon na mbir boobu na moom ci wàllu boppam nag rafetlu na lool jëf bi xam ne waa conseil départemental jëf na ko ba tax na nag moom ci wàllu boppam nee na mënul woon wuute ndaje bi Moussa Diagne rotal ay kàddu ginnaaw bu mu teewe woon joxep donc boobee xam ne conseil départemental bu Thiès moo ko doon amal jagleel ko imam yi ak daara yi. jëf ju rafet ji nga xam ni conseil départemental def na ko du guléet ndax barki démb def na lu rafet lu mel nii jëmale ko ci hôpitaux yi démb mu defati lu am solo lu mel noonu jëmale ko ci école yi bi nga xamee ni jàppoon nañ ni école dafay tijji tey mu yëkkatiwaat li nga xam ni moo nekk suñu ginnaaw te am solo lool ñëpp gis ko mu jëmale ko ci ñi nga xam ni mën nañ jàpp ni ñoom ñooy keno ñooy wéeruwaayu askan muy kiy joxe xam-xam muy imam ak ñi nga xam ni mooy jiite ak ñi nga xam ni ñooy jàngale alxuraan ak délégué de quartier yi parce que même le président de l'association teew na fi te ñoom it am nañ action yoo xam ne ni jotoon nañ ko am donc jëf yu am solo yooyu ak ni ñu ko jëfee anam yi ñu koy jëfee ci waxta wañ koy jëfee loolu moo tax saa su ma ko déggee duma ko mën a tànkam ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne nii muy institution muy de simple particulier comme nous lenn loo xam ne nii yaa ngi koy def rek nga jëmale ko ci xeex li fi ne dañ la war a jàppale dañ la war a dooleel dañ la war a jaajëfal loolu nag moo taxoon li nga xamoon lépp jàppoon naa ko ma bàyyi ko ñëw ci wetu président fésal sama mbégte fésal sama kontante. waa kay mbokk yi mu ngoog Moussa Diagne nekkoon nag ci micro Moussa Mbaye ba tax na nag ñu fàttali leen ne la jëm nag ci jumtukaay yooyee daal ba xam ne joxe nañ ko la jëm ci wàllub matelas wàllub gel yi ñuy raxasoo ngir daan coronavirus ak ni ni mel suñ ko xaymaa daal nee nañu toll na ci lu tollook 5 millions mu nekk loo xam ne nag conseil départemental bu Thiès moo ko def ci njiitulub vice président ba di Yankoba Diatara fële nag ca quartier Thiali ñu ngi fa doon amal nag di jëmmal rek la jëm ci wàllub xeex feebar bi di coronavirus xam ngeen ne nag UDL di Union pour le développement local ñoo doon amal ni mel daal di dugg ci marché yi ak yeneen koñ yi jagleel askan ba nag ya nekk foofee la jëm nag ci wàllub lu ñuy raxasoo ak ay masque ba tax na nag ñoom ci seen wàllu bopp sax jëmmal nañu la ñuy duppee brigade des masques lan ko tax a jóg nag mooy def seen kéemtalaay kattan ba ku nekk daal di takk masque ngir daal di baare yoonub feebar bi di coronavirus xew-xew boobu nag délégué quartier ba di Mandoumbe Cissé teewe woon na ko ñu dellu si ak soxna Seynabou Diouf ak Fallou Mbeng li jëm nag ci xeexuma coronavirus daal di nañ koy jëmmal ci quartier Thiali ña ko taxawal nag mooy UDL Union pour le développement local ba tax na nag joxe nañu ay masque ak yeneen i produits ngir rek daal di koy jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci boobule quartier. dañoo seetlu ni population bi dañoo commencé am relâchement et que voilà ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi. mooy maanaam suñu médecin yeeg sage-femme yeeg infirmier yi ñoo ngi ci liggéey goo xamante ni vraiment metti na ñu daal di xalaat ñun ñi UDL ñu ne pourquoi pas ñu jéem a def benn journée de sensibilisation avec suñu partenaire boo xamante ni moo ngi tudd LVIA pour comme ça ñu mën a jàppale askan bi mën a jàppale gox bi pour ñu mën a jëm kanam voilà c'est dans ce but là que ñun ñi waa UDL ñu créé benn notion gu ñuy woowee la brigade des masques
du leneen lu dul terme bi xaw na péjoratif mais du leneen lu dul gën a mën a jàppale askan wi ci nan dañuy dem ci yenn point stratégique yoo xamante ni ci biir koñ yi nga xamante ni nit yi fa la ñuy faral di def jootaay ak toogaay lu mel ni marché yi lu mel ni point Jakarta yi lu mel ni point arrêt bus yi lu mel ni mosquée yi ñu xalaat na ni nañ jéem a def foofu benn acte maanaam def fa ay dispositif de lavage des mains artisanal fait par les artisans locaux du moins voilà léegi c'est dans ce but là que ñun waa UDL ñu ne nañ jug ñu jàppale gox gi. ñu fàttali nekk boobu la xew-xew mu ngi amee woon ci taxawaayu délégué de quartier bu Thialy moom nag mu ngi rafetlu bu baax a baax li ni mel. wax ji yëpp yéen la quoi yéen la ñu war a gërëm yéen la ñu war a sant ndax bàyyi ngeen seen yitte yëpp bàyyi ngeen seen activité yëpp ngeen jublu ci mbir moo xam ni quartier bi yëpp ñoo koy bénéficier woo. donc yéen a am ngërëm yéen a am sant ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci au nom du délégué de quartier ci turu population Thialy yëpp mag ak ndaw gis naa fi mag ñoo xam ne bàyyi nañ seen activité yëpp gis naa fi jigéen ñoo xam ni bàyyi nañu seen kër nekk ci xeex bi donc yéen moom nit mënu leen fay yàlla mooy mën a fay yàlla leen yàlla fay. ONG bu ñuy dippee LVIA nag moo ci àndoon ak yooyu la ndaw ngir rek daal di bokk ci xeex ba ñuy xeex mbas mi di coronavirus. li waraloon bés bi tey rek mooy ñëw ànd ak yéen ci mbir bi nga xamante ne moom moo tas ci àdduna bi yëpp muy pandémie corona bi ñu koy xeex di xeex nu muy duggee ci dëkk bi di xeex aussi nuñ koy faagagalee ba mu jeex tàkk te yaakaar naa ni yéen ñëpp yéen a ngi mobilisé wu ci loolu. gis nañu mobilisation bi rafet na trop ñun nag suñu liggéey yemul rek ci ñëw jàpp ci as tuut pour xeex ko waaye li gën a am solo mooy sensibilisation bi nga xamante ne moom la ñuy def parce que tamit nga ñëw jox nit ay masque te xamul lu muy jëfandikoo masque yi wala lu tax mu koy jëfandikoo xamu ko wala gëmul sax ni moom war naa takk masque loolu du am benn solo da koy téye def ko ci poosam mbaa mu def ko saaga mbaa mu teg ko ci néegam dem yoonam waaye du ko jëfandikoo mais li gën a am solo mooy communication bi nga xamante ne moom la ñuy jàllale muy sensibilisation nit ki dañoo war a xam ne ni feebar bi exactement effectivement am na mu ngi fi mu ngi dox ci dëkk bi kon nañu fexe nuñ ko arrêté ba mu jeex ci Sénégal bi waaye mu jeex ci monde bi yëpp te loolu il faut que ñu respecter les mesures barrières yi nga xamante ne moom la suñu état bi mettre en place ànd ak ministère de la santé ñu respecté ko bu ko defee ñu mun a xeex feebar boobu mu jeex nit ñi delluwaat ci seen activité économique mun a avancer. ñu fàttali rek ne ndaw yi gox boobu dañoo jóg rek ngir daal di xeex feebar bi ba tax na nag ñoom ñu daal di jëmmal li nga xam ne moom la ñuy dippee brigade des masques. jërëjëf soxna Seynabou Diouf ak Fallou Mbeng loolee nag la ñu jëlaloon foofee ca quartier Thialy la jëm nag ci xeex coronavirus mbokki nag àddu nag ñu jëm nag ci ñi xam ne ñoom ñooy dawal clando nekk fii ci garage Morolan ñoom nag ñu ngi nekkoon fii ci yoon bi dem hôpital Saint-Jean-de-Dieu waaye nag ci seen wàllu bopp dañ leen faa jëlee daal di leen nag yóbbu fële ca ginnaaw Thialy ci sortie ba ca wetu pont ba jëm ci yoonu Morolan laata ngay dem stop ba nekk ci voie de contournement nord ñoom nag ay sancaan yu bees lañu ca bërëb boobee ba tax na nag yàlla jëm nag ci jafe-jafe ñoom ci seen wàllu bopp àddu nañ ci seen jafe-jafe yi ñuy jànkoolteel ci seen bërëb boobee nee na nag la jëm ci wàllu toilette amuñu ko fa ñuy jaamoo yàlla amuñu ko waaye nag ñeneen ña daal sampul yuuxu naan mbir mi de jàpp nañ ne dafa rax politique ba tax na nag ñoom ci seen wàllu bopp ñu ngi ñaan kilifa yi nekk ci Thiès ñu daal di leen jàppale ba daal seen jafe-jafe yooyee ñu daal di ko saafara ñenn ci ñoom waxtaan ak soxna Khady Diop ak Cheikh Fall. fii moom neexul ba neexul dañ fay nekk nit nii rek mais du garage su kalandoo ci biiru dëkk lay nekk du nekk ci sortie kalandoo mooy jóge ci àll ba indil taxi bi ci biir dëkk mu jàllale ñun loolu lañ daan def xëy na nag fee xeexu politique la
moo tax ñu jëlee ñu fa mais am na garage yoo xam ne fañ nekkoon ci biir Thiès ba léegi ñu nga fa ay garage clando ñu ngi ci biir Thiès fañ nekkoon ñu jëlee woon leen fi ci feebar bi ba mu jeexee dañoo delluwaat fañ nekkoon. su ma déggee ci say wax daal daa mel ne da nga ne ab affaire yi ay politique la moo tax ñu jëlee leen fële indi leen. affaire yi ci la politique ci la moom neexul ba neexul politique ci la parce que yeneen garage yi ba ñu delloo mënoon nañ noo delloo fan nekkoon parce que fan nekkoon droit yi ñu waroon yëpp ak maire ñoo ngi ko doon def. fii yan jafe-jafe ngeen fi am. fii kay jafe-jafe gis nga ko soxna si naaj wi moom yow sax yaa sentir nga ko ni ma ko sentiree noonu nga ko sentiree fii bu tawee oto du fi gaare te nawet a ngi ñëw bu tawee fii oto bu fi taxaw da ngay ngiro ndax fii la ndox mi jaar di dugg ci pont bi di dem kon yaakaar naa fii du place bu baax bi bu gën bi dañ fay nekk ne ndax ngir ñàkk pexe moo ñu fi tax a nekk mais bu nu amee feneen fu bokkut ak fii moo nu gënal. jàmm rek nun moo nu tax a jóg ay boroomi kër la nu yor njaboot ñëw nu dàqanteeg ay alkaati mbaa ñu dàqanteeg ay gendarme wala ñu sànnantey xeer wala leneen liggéey yor sunu njaboot moo nu tax a jóg ci dëkk bi la ñu dëkk kon du nu yàq dëkk bi nu talal nag bépp autorité boo xam ne yaa ngi ci réew mi moom li commencé ci gouverneur bii ñu nekkal ci région bi muy préfet sous préfet ba ci ministre de l'intérieur ba ci Macky Sall mi yilif réew mi noo ngi talal loxo am ndimbal pour lu nu mën a dimbalee ba garde moral laa mi nekk garde officiel boo xam ne nii kenn dut nu yëkkati ndax lu nu fi def rek dañ nu ko yàqal kon nag noo ngi daal njooy suñu bopp ndax lot nañ ci mën ko fegal suñu bopp comme lot nañ ci mën ko fegal suñu bopp nag ñi fi yàlla teg te ñu man ci dara dis nañ leen suñu bopp luñ ci mën nañ nu ko defal noo ngi sant nañu yàlla bu baax nag santaat sëñ bi bu wér a wér a wér noonu ay taalibe lañu rek talal yàlla fas yéene dundee sunu ñaq ngeen baal nu àq wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. autorité yi nekk Thiès ñun dañ ay citoyen dëkk ci dëkk bi dëkk ci ay dëkk bi di respecter suñuy droit yëpp nag suñu droit comme citoyen yëpp ñu ngi koy def nañ ñu dimbale fii neexagul nekk fi mu ne nii fii laaj na ay lamp xam nga ne matériel bu toll nii ay ñun amuñu lul ay oto yi ñu jël suñuy matériel bàyyi ko fi dem tëdd sa kër sa xel du dal fa nga tëdd yaa ngi xalaat ndax amul lumière fii courant bi accès gu fi poto yii ñuy def ci mbedd yi nañ ñu ci dimbali ñoom ay lumière ay panneau solaire yoo xam dina mën a éclairer garage bi douze war nañ ko fee mën a am bu ñu suturloo mënoo dugg ci kër ku nekk nit ñëpp yemuñu te feebar yi xam nga tamit ni mu demee mënoo dugg ci kër fi mu ne kër goo dugg naan may leen ma tuur ndox wala may leen ma gis naa bopp du neex borom ndax xam ne feebar ni mu demee xamoo ko am ku porté virus ak ku porté wul du neex nañ ñu dimbali ci ay toilettes dañuy soxla toilette dañuy soxla ndox dañuy soxla fu ñuy jullee fu ñuy jaamoo yàlla yooyu yëpp dañ ko soxla. liggéeykat yi nekk ci chambre des métiers bu Thiès ñoom ci seen wàllu bopp daal mel ni na ne de dañ leen a fàtte la jëm nag ci wàllub fonds Covid 19 ñoom nag leeral nañu ni mel ci bés yi weesu ginnaaw bu équipe bu Prestige TV daal di fa dem xool ana nan la ñuy liggéeyee ñoom ci seen wàllu bopp nag àddu nañu leeral ne la jëm nag ci seen liggéeyukaay am nañ ca jafe-jafe lool daa mel ni daal kenn faalilu leen te chambre boobee daa mel ni nag askanu Thiès xamuñu ko la tax nag muy dox sax mooy touristes yi xam ne ñooy ñëw ci Thiès ngir daal di visiter chambre boobee daal di fa nag jënd ay bagages ba ñoom ñu cay gis seen bopp waaye nag ci jamono coronavirus seen liggéey de dafa daal di sooxe ñoom nag daal di nañu wax seen jafe-jafe toftal fa nag la jëm nag ci seen ci fonds Covid 19 neen nag la jëm ci wàllu ceeb ak ni mel benn nag dugg fa ba tax na nag ñoom ci seen wàllu bopp daal di samp yuuxu ngir daal ñu jàppale leen ci seen jafe-jafe ñenn ci ñoom sëkk waxtaan ak soxna Seynabou Diouf ak Fallou Mbeng. ñoo ngi lay xamal ni dund bi ñu ngi koy dundin bu tar la tax loolu nag mooy que ni ñun dunoo bokk ci secteur bi nga xamante ni bii ku wax aar da nga wax touriste te comme avion yi ñëwatuñu tubaab yi daan ñëw fii di jëndante ñun ñëwatuñu dundin mi il faut mu miti ndax population bi nga xamante ni bii mooy waa Thiès ñi ci miin secteur artisanal ñu ci bariwul pour forte raison nag muy fi artisanat ne bariwul fi tànk ñu ko fi xam ay benn loon kon artisan yi fi nekk di produire il faut que seenu dund dina xaw a tarta miti ginnaaw loolu nag dañuy sant yàlla rek ndax am na ay bonne volonté yoo xam ne kenn ku ci ne
mi ngi jéem a def nu mu mën a def rek ba di nu jàppale. artisanat daal ba mu dalee sonn ak léegi ëpp na 10 ans ëpp na 10 ans yàllaa ñuy suturaal rek waaye ëpp na 10 ans surtout plus particulièrement nag région de Thiès ñun nag Thiès la ñu xam région de Thiès bi sonn nañu coono boo xam ne yàlla rek ko xam. ñun lu ñu am comme patrimoine mooy artisanat d'art muy la bijouterie la maroquinerie la sculpture la peinture le tissage ak yu mel noonu métier yooyu moo ànd ak la tradition sénégalaise moom la ñu mën a jaay bitim réew moom la gan gi ñëw it war ko soxla mais leneen lu mu doon gan gi bu ñëwee lu ne ca marché ba bàyyi na ko ci réewam ba tax na artisanat d'art boobu nag léegi dafa am une mauvaise politique boo xamante ne moom la état di mëne mooy li muy promouvoir mooy l'artisanat industriel la menuiserie bois fer aluminium xeet yooyu parce que marché yi foofu la ne mais ñoom lii lañu moom lii la ñu gën a mën a tiitaroo loolu nag bala ma interpeller état wala chambre de métier wala kenn man ñi ma njëkk a interpeller mooy les artisans qui ne sont pas organisés qui ne se concertent pas tey Dame Diop mënul ñëw ci kenn parce que demoo ci moom xamuloo yow yaa war a organiser wu quand même yëngatu def clin d'œil ñu mën laa xam bàyyi la xel mais boo toogee fi nga toog rek ci taatu kër gi di wax kese tamit kenn du la fi fekk loolu moom maa ngi ñoom a ànd wante loolu moo fi am les artisans ne sont pas organisés il y a 54 ans ou 56 ans yoo xamante ni artisanat bi am na ko man mii tey j'ai 61 ans fii laay jàngee métier ba beru fi wër réew mi ñu bisuwaat dellu su fi mais mësuñoo dem ci kenn fëgg buntu kenn ñun dañu nekk emploi indirect du tourisme donc li nga xamante ni moom la ñu génnee pour le secteur touristique ñun dañ cee am wàll li ñu génnee pour le secteur de l'artisanat dañ cee am wàll waaye nag buñ taxawee fii di ko laaj ci façon bii rek duñ ci jot de il faut être formel. ndimbal yi ñuy dégg muy coow di coow fépp ndimbal fépp ceeb duggul ci village bi te loolu te ñu ngi koy dégg ci rajo yi di ko dégg ci télé yi ñu naan dimbali artisan ñun gis ñu dara. mbokk yi laata ñuy xuus nag ci xibaar yi ñeel bitim réew xanaa rek ñu daal di àddu ci seen télévision régionale di Prestige TV ni mu koy faral di defee rek dafay faral di jëmmal ay émission yoo xam ne daal day tax askan bi daal di gis seen bopp ca la jitsem ci seen wàllub jafe-jafe ba tax na nag bés yi weesu ginnaaw bi ngeen xamee ne nag tijji nañu la jëm ci wàllub dem bi ak dikk bi Fallou Ndaw mi xam ne mooy animé benn émission bu ñuy wax Torse ci Prestige TV daal dina dalaloon nag waa service d'hygiène ak ñenn ñi xam ne dañuy yëngatu ci wàllub transport la jëm nag ci wàllub doxalin donte ne nit ñi dinañ jël oto yi la jëm nag ci wàllub doxalin ngir daal di def ba kenn koo xam ne dugg na ca oto yi doo fay yóbbee wala doo fay jëlee feebar bi di coronavirus matukaay yooyu nag nee nañu matal nañ ko service d'hygiène nag def ni ni mel ak ñi xam ne ñoo yore li jëm ci wàllub transport Fallou Ndaw dalaloon nag ñaar ñi xam ne ñoo yëngatu ci secteur yooyee ñu daal di teewlu nag waxtaan bi ñu sekk ngir indi leeral ci tijji bi ñu tijji garage yooyu. dama koy dooree ci mon capitaine mi nga xam ne moom moo fi nekkal service d'hygiène amoon nañ fi plateau waxtaanee woon Covid bi maa ngi koy wax léegi heure bu ma xoolaatee day mel ni liñ fi jotoon waxtaanee lépp d'actualité la mais ci jamono ji mel na ni am na allègement bi yéen naka ngeen ko gisee est-ce que yéen a ngi taral xeex bi. voilà allègement bi ñun dañuy adapté wu boo xoolee maanaam njiitu réew mi donc lu dernière allocution bi bu mu waxoon ak sénégalais yi yaakaar naa ni loolu daf see feeñ lu bëri ñu wax ñu adapté nee na sax ñu dëkk ak doomu jàngoro ji donc mais loolu su ko waxee aussi mooy que bërëb bu nekk rek nit ñi dañu war a xool nu ñuy tënkee maanaam wax boobu mais wax dëgg yàlla fii si diwaanu bu Thiès service d'hygiène xool na moom lan la si mën a def donc ba nga xam ni maanaam feebar boobu du law maanaam si yenn proportion yoo xam ni dafay gën a andi ay yeneen problème donc loolu moo tax ñun déjà ba ñu déggee moom allocution devant la nation la ñuy jël suñu disposition donc c'est vrai que départ bi maanaam cas yi néewoon na mais yokk na ba nga xam ni presque dañuy dem di simple au double wala même au triple donc mooy wane ni aussi que mesures yi nga xam ni dañ ko war a apporter
maanaam pour xeex feebar boobu aussi dafa war a yokk te si la ñu nekk actuellement nii je pense que nii gën nañoo maanaam uti doole donc même si uti doole boobu am na ñu bëri ñu xam ne jot nañoo jàppale ba vraiment effectivement comme li nga wax léegi liggéey bi dañ koo taral bu baax a baax a baax. Mbacké ma ñëw ci yow feebar bi yàgg na fi comme ni ko capitaine waxee mooy njiitum réew mi mu waxee nee na feebar bi jógagu fi kon il faut ñu jàng naka la ñuy dëkkee ak moom sur le plan économique koom-koom bi commencé woon na indi jafe-jafe yi yéen transporteurs yi chauffeurs yi dematu leen ku nekk ngi wax naan lan laay yóbbu kër ga léegi nag ubbil nañ leen yoon yi pour ngeen am lu ngeen liggéey yóbbu kër ga mais feebar bi doxul dem nit da koy transporter te yéen ay transporteurs ngeen est-ce que vous êtes conscient que yéen seen bopp nekk ngeen des vecteurs de transmission est-ce que yéen a koy xalaat bu baax. waaw ñu ngi ciy xalaat ndax gis nga feebar bi feebar day feebar boo xam ne kenn mucc ci du président du député du alkaati du gendarme du chauffeur te ñun suñu secteur nekk secteur bu garaaw ndax feebar bu toogee ci biir kër gi ñun ñoo koy génnee ni ñu koy génnee mooy ki feebar mooy ñëw yéeg ci oto bi kooku war a yéeg ci oto bi war a wàll ñu nekk ci oto bi ñu ni léegi ku ñëw ci gaaru ceeb bi da nga yor masque da nga laal sel oto bi ngay yéeg itam nañ jël sa renseignement yi ba ñu xam fi nga jóge ak fi nga jëm maanaam loolu am na ci solo waaye li ñu war a jël ñun Sénégal yëpp mooy ñu gën a fogoru fàggat ndëgu mooy li nga xam ne moom la docteur yi santaane ñu respecté ko loolu nag moo xaw a manqué soo gisee borom réew bi mu tëjee réew mi ay quelque temps mu xëy xëy ubbi ko ni mbas mi dañuy dëkk ak moom nañ seet ñuy dëkkee ak moom boobu coow amoon na waaye nag ñi doon coow ñëpp yaay na leen ndax tey jii fàllu bu fekkee da nga am benn jabar boo xam ni bi nga koy jël moom rek ngeen doon ci kër gi waaye bu ci ne mu am 40 doom ragal naa ñi nga dëkkal ñu tabax ay kër boo ne bala ñoo toxu si doom yi dañoo màgg ba wala bala génn dëkk bi ñoon duñ toxu si mooy mbas mi ni muy yokkoo par jour ñun Sénégal yëpp ñoo ci war a tiit ndax am na nag lu tax muy yokk nit ñi am na ñoo xam faalewuñu feebar bi duñ jël masque duñu moytu am ñoo xam tam ñi ngi moytu ni ñu war a moytoo am ci loo xam ne tam tey jamono bi ñu tëjee Sénégal yëpp luy auto transport comme ne gisoo ko muy daw mais gis nañu benn phénomène boo xam ni parce que cas yi am yëpp moo ko indi oto Jakarta andi na fi. mu ngoog mu nekk nag waxtaan boo xam ne moom la ñuy duppee torche di niital di leer di niital rek lépp loo xam ne nag lëndëm na mu nekkoon nag émission boo xam ne Fallou Ndaw moo doon dal ñaari kilifa yooyee ngir daal ñu doon indi seen gis-gis ca la jëm ci wàllub sàmmonte bi xam ne askan bi war nañ ko sàmmonte ak ninimel ba xeex daal feebar bi di coronavirus émission boobu sax mën ngeen ko seytaan ci site d'information www.prestigethies.com waaye it mën ngeen ko seytaan ci page Facebook bu Prestige Thiès waaye it mënees ngeen ko seytaan it ci page YouTube ak télévision régionale bu Prestige TV. mbokk yi bakku boobee nag daal di jëm nag ci wàllub xibaar yi ñeel bitim réew ñu daal di ko dooree nag fële ca réewum Burkina Faso gis ngeen ne bés yi weesu rek ci ay ñaari bés armée Côte d'Ivoire daal dañ leen a song ca seen frontière ba nekk fële ca wetu Burkina Faso ña amal ni mel nag ay jàpp nañ ne daal ay jihadiste lañu ba daal la jëm nag ci wàllub soldat daal dinañ leen rey foofee ca camp ba xam ne waa Côte d'Ivoire ñoo ko moom nekk nag ci seen dig-digal ak réewum Burkina Faso loolu tax na nag ba armée Burkina Faso amal nag ay opération yoo xam ne dañ koy def rek ca àll boobu xam ne moom moo nekk ci bande frontalière ak Côte d'Ivoire ñu jàpp ne nag ci ay weer yu bëri sax gis nañ ne force antiterroriste yu Burkina Faso daal dinañu amal ay ndar keppe jëmale ko nag ci nit ñi xam ne dañoo bokk ci Katiba bu Masina ñi xam ne daal dañoo bëgg a daal di samp ci zone boobu tax na nag ba armée Burkina Faso di def ni mel ba daal di leen dàkk ci bërëb yooyee mu nekk loo xam ne daal armée Burkina Faso ñu ngi koy jëmmal ca frontière ba dox seen diggante ak Côte d'Ivoire ginnaaw bi xam ne daal la jëm nag ci wàllu attentat amal nañ ko jëmale ko nag ca soldats yi xam ne ñoo nekk ca gox boobee di Côte d'Ivoire
fële nag jeexale ko nag ca réewum Libye ñi xam ne moom mooy gouvernement d'union nationale ñu koy duppee GENA te Fayad al-Sarraj daal di ko jiite ca fële ca Libye ñoom nag bañ nañu ba lank carré nee nañ nag duñu mos a toog wala nag tax pareeguñu ngir toog waxtaan la jëm nag ci wàllub cessez-le-feu maanaam dakkal xeex ba xam ne ñu ngi koy amal ak camp de l'Est bi xam ne Khalifa Haftar moom moo ko jiite mu nekk nag seetlu boo xam ne dëkkub Turquie fan yi yëpp wala ci weer yi weesu dafa daal bokk nag ca xeex ba ñuy xeex ak waa camp Khalifa Haftar mu nekk loo xam ne nag réewum Turquie dafa ñëw rek ngir jàppale gouvernement d'union nationale ba tax na nag la jëm nag ci wàllub base ak li ni mel yi xam ne Khalifa Haftar jotoon na ko jël fexe nañu daal ba ñu nanguwaat ko tegaat ko ci loxo gouvernement d'union nationale ba tax na nag bés yi weesu sax Khalifa Haftar bëggoon na sax ñu daal di amal waxtaan ngir daal def cessez-le-feu xoolaat daal ni ñuy doxale seen diggante ak gouvernement bu Libye boobu mu nekk loo xam ne nag jàpp nañ ne depuis ay weer a ngi nii Khalifa Haftar daal ñu ngi koy jékku lool ba tax na nag nee nañu daal ñoom ci seen wàllu bopp la jëm nag ci waxtaan duñ ko amal mukk ak ñooñe ndax laata loolu nag dinañ fexe daal ba jël ay bërëb yoo xam ne ay bërëbu stratégique lañu mooy Sirte ak Al Joufra ñi xam ne nag ñu ngi nekk foofee ca gox yooyu ne nag laataa ñuy samp waxtaan yooyu daal dinañ fexe daal ba ñu jël bërëb yooyu laataa ñuy toog ci table ñu jàpp ne nag foofee ca Libye xeex ba daal mu ngay wéy di am ci diggante gouvernement bu Fayad al-Sarraj ak ki nga xam ne mooy Khalifa Haftar mi xam ne moom moo yor camp de l'Est libyen mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yi ci seen télévision régionale di Prestige TV di delluwaat di rafetlu seen fidélité à votre télévision régionale gërëm ñi xam ne ñoo ñuy seetaan ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñu ñuy seetaan suñu plateforme yi la mel ni Facebook Live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige Thiès delluwaat di gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Fallou Mbeng mi xam ne moo fare woon ci technique bi mbokk yi jërë ngeen jëf beneen yoon ca yeneen xibaar ñeel xibaar yi ci seen télévision Prestige TV mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon